xel du jëriñ lu dul xalaat xoolal bu baax xent sa xel xam ni li la war a faj mooy ab laaj sinon boo cóolee kan ngay laaj booy moytul balaa ñu toj sa gaal laaj école Sëriñ Ndar daw seen filiñ paaj bu ngeen muusee du ngeen ko mës a waaj li ngeen soxla laa jël denc ko ci ab waxande Sëriñu Ndar di ab waxande bu denc wax di waxte du leen cax di leen caxte du max te du mës a rax gën a garaaw ab sarax yéen jàng si leen ci école xel mu sell fajar jot na taataan si leen ci école xel mu sell أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ginnaaw bi ma jubloo ci yoonu Allah subhanahu wa taala julli ci sangu-sang bi Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam maa ngi dellu di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di la jox sa yéeguwaay comme ni ma koy faral waxee di la ñaanal ajuma ju neex comme ni ñu yeewoo souhaité kenn ku nekk juma mubarak souhaité kenn ku nekk mu dem julli ci dellusiwaat ci këram dara bañ ko jot du mbas mi du leneen waaye bu leen fàttaliku xoddiku balaa ngay lakkale mieux vaut prévenir que guérir parce que mag mu ne yaa mën a faj sa bopp xale yi ndaw yi sax ñoo ngi faj seen bopp asama mag ñi yal na yàlla suturaal mbas mi jóge fi yal na yàlla suturaal mbas mi jóge fi ak bépp xeetu ñaawteef alors ginnaaw bi ma leen nuyoo ba pare dafa am benn point bu sensible boo xam ne tey dama ci bëgg dugg point boobu mu concerné sama secteur fi nga xam ni dafay sooxe ndax dañu daan faral di wax di ko dëkkal suñu nopp boobu xale lañu ñuy dem ba màgg di ko dégg xamuñu woon lu muy tekki ndekki c'est un mot codé cax la mooy l'art nourrit pas son homme voilà bu fekkee art bi mooy garab bi artiste bi mooy médecin bi ki feebar art bi ak artiste bi ñooy ànd pour aaral ko ay tiisam maanaam garab bi lan lay jox moom mooy art bi artiste bi mooy médecin bi mooy ñun ku feebar ñu faj la ku ñàkk ñu dimbali la ku wut ñu jàppale la te bu demee ba des na ñun pour ñu am ak suñu àq ak suñu yelleef dañuy seetaan kon là tout est grave te loolu lenn moo koy waral mooy daf ci am ay topp dama leen faral saa su ne di leen expliquer lan mooy topp benn arbus la benn parasite la boo xam day ñëw topp garabu pom bi mu neex loolu saf suukar mu roofu ko wexal ko xaat lu gën a garaw ni waa kinin donte guddi yi sax chloroquine nee nañu moom mooy faj corona mais boobu du buy faj lu yàq la parce que yàgg na di yàq boobu ba léegi ñu koy seetaan tey nag ma jóg pour wax ci bëgg ci ànd ak ay nitu dëgg pas ay nitu caaxaan soxlawu ma leen naa fekk soxlawu ma ko ndax sunu milieu bi dafa bëre ñi nga xam ay nitu caaxaan lañu ay lekkatu riba lañu dafa bëre ñi nga xam ni dañu mën profité ci culture bi pour defar seen ay affaire ñu ngi ciy dawal oto takk nañ ci jabar dundal nañ seen njaboot yor nañ ci ay kër lépp sur le dos de qui des autres artistes yoo xam ni ñoom loolu yëpp ñuy wut artistes yi soxla nañ ko dinaa fi lim tuuti rek kenn ku nekk dañ ni bay sawewu tànk comme Ndar laa dëkk te balaa may waxal Dakar Thiès wala Kaolack ma waxal Ndar 1 lu toll na Saint-Louis di 3 fois capitale de l'Afrique occidentale française capitale de la Mauritanie et capitale du Sénégal Saint-Louis ñu dippee ka lan ville touristique ville culturelle ku pan inspiration fi ngay daw si Saint-Louis regorgé que des talents ay artistes macha allah Saint-Louis mënul am sax centre culturel bu dul woon centre culturel français lambay ñaaw Saint-Louis jusqu'à présent on a des bureaux culturels ki fi mujj yéen vous les Saint-Louisiens je vous pose la question lan la fi def loo xam ne nous les acteurs culturels gis nañ suñu bopp ay fête de la musique sax bu daan am day daw lëkkaloo ci gannaaw institut français pour ñu yóbbaale ka te doon am budget boo xam ne da doon génn ku mënul défendre say artistes pour ñu am fête de la musique fête boo xam ne 21 juin dañu ko jagleel ñun artistes yi pour ñu mën a def suñu aada ak suñu caada wane suñu bopp tout récemment avant mi dem lan moo fi am benn 1 million 200 boo xam ne encore une fois toujours di discriminer ñoom sax ñoo fi jaxase artistes yi ñoo tax artistes yi kenn déggootul
ndax daf ci am certains artistes yoo xam ils sont de mèche avec eux soit ay artistes comédiens lañu wala sama secteur lañ nekk ay faux rappeurs lañu wala ay taasukat lañu ñooy dem toujours daw di leen chanter des louanges di leen woyal bu ñu amee ay vernissage et autres ñu doom di leen tagg lu am ñooñu la ñuy woo. tout récemment lan la fi def avant muy dem Casamance nee nañu dañ ko defal promotion en Casamance les gens ne badinent pas foofu dañu xam luy culture. foofu centre culturel la ñu am amuñu bureau culturel comme Sahel boo xam ni da ngeen doon buum di buum bi ñëw piétine nañu jël suñu baat yow ci buum diriñu non foofu c'est la culture yal na la yàlla suturaal nag musal la jox la xel mu sell ba changé la ba nga dem am fa ndam parce que dama koy faral wax ni Ndar passage la mën naa fi lim kaawu Awa Cheikh bi mu fi ñëwee dañ ko fi nommé directrice mu liggéey def résultat ñu yóbbu ko Blaise Senghor jëlee ko Blaise Senghor yóbbu ko ministère kon yéeg na nit da ngay nangu ñaan yàlla yéeg mais pas wàcc ngir ay affaire yu ñàkk fayda biñ ko fi joxee encore dafa woo ñu ko neex séddale leen ak boppam mu jeex ñu wax toujours man secteur bi ma bokk ñun ay mbaam lu ñu jàppee boo xam ñu ni bokkuñu parce que dañu gis ni xëy na nous les rappeurs xëy na am nañu fulla ak fayda tuuti ba créer fonds des cultures urbaines bu leen fàtte ni Macky Sall bi muy yéeg ci trône bi kan moo ko jàppale boo yaanaa maari ñoom ñëpp c'est des rappeurs ñan ñoo génnoon ci mbedd mi ay fan su rappeur la jeunesse encore une fois bëgg dëgg ànd ak moom ba mu toog ci siis bi kon am na pour delloo leen njukkal ngeen jël seen bët tekka ci loolu lu ñu wax ñu ni rappeurs yi bokkuñu fii sax ensemble bi dal nañu ndax un moment le maire woo nañu ñu teg fulla ak fayda am suñu projet mais après koo ci gis mu naan non monsieur le maire dafa ragal rappeurs yi moom moo tax nii way lu am duñu woo encore c'est vraiment triste monsieur le maire de Saint-Louis gars yi demoon nañ seeti ko laaj ko benn somme ndimbal boo xam ni mooy subventionner les artistes pour couverture médicale bi couverture médicale boobu ana xaalis boobu ñi ñu ko jox bu leen jàpp ni dañ leen seetaan xaalis boobu duñu leen ko laaj daañu leen taaj di ngeen ñëw xaalis boobu parce que da ngeen ñëw taxaw ngeen yóbbu artistes yi nii dañu war a subventionner une somme pour couverture médicale bi artistes yi am ci lu ñu mën a jàpp xaalis la pas bu ngeen laaj pour seen poche même bu fekkee da ngeen yéen a diriger encore une fois comme li ngeen faral di def lu ngeen diriger da ngeen dem seeti yóbbu artistes yi dem ngeen jël def seen poche alal bu ñu laajal pour ay néew gi doole ay artistes yoo xam ni seen loxo jotul seen ginnaaw bu ñu joué tey balaa ñu joué ku sëggoon si gi ñu ni dañ leen di dimbali pour seen santé yéen a attan domp néew yéen a gën a graaw corona je te le jure lu ñëw ngeen ko fuuf ni ko dindiix lekk léegi nag pour bañ a guddal yooyu yëpp ay cof-cofalaat la dinañ ci gën a développer parce que fii mooy Mbedd Média TV de New Generation TV télé de la nouvelle génération télé bi fi nekkal dëgg gi télé boo xam ne boo koy seetaan doo am diabète cancer ba ci tension télé bu yokk sa intention ci lu baax kenn du la mës a wax attention boo amul askom mu wut moom def sa poche ab ration télé dëgg télé kalimatul xaq télé boo xam ne yàlla kese moo ñor télé bi feeñal dëgg gi yëpp dinañ leen kalaate Saint-Louis dafa am lu fi am ba des mooy nit ñi dañu noppi correct civilisé duñu wax ku jëw jaar suñu kaw romb alors am na benn 3 milliards boo xam ni président de la République génne na ko ci fonds Covid 19 pour dimbalee ko artistes yi secteur bu nekk ku nekk ngay kaas association yi créé woon mouvement yi ku nekk naan man jàpp leen du yéen da ngeen yor benn structure boo xam da ngeen diriger ay artistes yu nekk seen ginnaaw artistes yi ñooy seen doole. 3 milliards yooyu président wax ci secteur yi mu jëm xam nañ ko ñooñu ñoo ko yellool parce que ñoo doon joué ñu tëj cabaret yi tëj restaurant yi tëj feneen amatul concert amatul festival tey somme boobu ñoom la ko jox pas yéen ñi nga xam ne yéen ngeen nekk ci kaw am salaire diriger affaire bi ba pare profité bëgg jëlaat alal bëgg ko lekk tout récemment am na une somme boo xam ni quelque part du ma tudd tur du ma tuddagum tur parce que ñoom wax naa ak ñoom ci njëkk ak teraanga ñu am lu ma wax ma gëm leen mais jusqu'à présent déggaatuma leen te man dama diriger mbooloo artistes yëpp lañu jokk sama gannaaw kii di rappeur kii di mbalakat kii di taasukat kii di tëgg jémbe tëgg sabar kii di taaxuraan kii di taalifkat ñëpp sama gannaaw lañu jokk Serigne Ndar aka Jaraaf parce que nitu dëgg laa bi ñu génnee bëgg marche bëgg coow bëgg woo presse bi bëgg def ay affaire dama leen ni dimbali leen ma ngeen bàyyi ma dem ma wax ak ñoom am lu mu fa jëlee ba ma demee la mu fa jëlee jox naa leen que ñun ma ñi ngi lay taaxirul nag dafa am limite taaxirlu dafa am limite encore une fois bu ngeen fi diriger ay structures yoo xam ne ay artistes ñoom ñoo nekk seen gannaaw ñoo leen pousse parce que sàmm ginnaaw lay féete yéen vous êtes minime lu ndaw ngeen
bu ngeen nekkee ci bureau yi bu fekkee 15 ngeen artistes yi mat nañu 1 million ñoo leen ëpp kattan ëpp leen doole ñoo leen gën a puissant fuuf bu ñu génnee def marche def tapage war presse bi léegi seen ay affaire ñu renversé que feeñal seen ay ñaawteef yi ngeen nekkee ci kaw encore une fois ajjuma la tey war ma woon wax di tàng mais vendredi bii muy bésu dëgg bés bu yàlla bëgg ñu wax ci dëgg parce que ñun jullit moom mooy suñu férié ñun jullit amaana nous les artistes ajjuma dañu war a toog suñu kër yi uuf suñu njaboot dundal leen mais artistes yi bu ñu amul dara duñu dundal seen njaboot yaa ngi dispersé seen jabar yaa ngi tas seen kër yaa ngi toj lu tax à cause des affamés ay ñoo xam duñu dara ay sagaru nit lañu soi-disant dirigeant soi-disant coordinateur soi-disant patati patata di dundee ñaxu artistes yi loolu nag dafa doy dafa jeex c'est fini Saint-Louis xam nga ñun dañu bàkkee ay civilisation ba tax ñu jàppee nu yambar duñu génn duñu marche duñu def dara man nag woowuma kenn ci taal ak lakk marche bu pacifique cette fois-ci incha allahu rabbi daañu génn def forte mobilisation woo la presse woo ñëpp dem ba fi ñu war a dem taxaw wax ak ñoom Mouhamadou Mansour Faye le premier magistrat de la ville avant may terminer dama la bëgg yóbbante bi mooy nga bàyyi xel ñun suñu secteur nous les artistes parce que corona bii ñu wax à part les médecins kan moo ci def liggéey bu gën a doy waar du ma ni sax à part les médecins je vais dire avant les médecins les artistes ñoo jëlaat seen plume bind ay scénario bind ay chanson ay rubrique sensibiliser def le maximum pour que jàngoro bi waxuma mu jóge fi mais mu wàññeeku te bañ ci jógee wàññeeku na carrément artistes yi kenn accompagné wu leen ci ñi ma xam man sama classe gi ak ñeneen ñu ma xam ñu ma jege ñoo xam ni kenn accompagné wu leen ñooy dem ay studio tugg enregistré xam naa ci keneen chaque jour que Dieu fait mi ngi ci muy massiste de cœur Aminata Yade Xaas nga xam ni musique am day defar chaque jour da doon dem studio di fa nekk bay x heure bàyyi fa même fay lu cher def ay vidéo dem leen sur le net ngeen tapé di sensibiliser pour lii mën fi jóge muy mbas mi bëri na ci ay ñu mel na moom man dem leen ngeen tapé ñaata vidéo laa def ci bi corona tàmbaleeg léegi ñaata chanson ñaata rubrique ñaata documentaire ñaata sensibilisation dama dem ba indi dañ ma naan dañ lay yërëm mais yàlla moo fi nekk moo ñu sàmm ñuy def lu ne pour jàngoro bi jóge fi am ñeneen ñoo xam ne bu doon seen sago jàngoro bi fi jóge parce que lu xaas gën a bëre ñu def seen poche lekk ñi nga xam ne nag ñoo ko yellool ñoo ko mérité muy les artistes nga xam ne loolu lañ ci def par force dañu war a am seen wàll ci nag bi cette fois-ci c'est pour de bon les 3 milliards là duñ leen bàyyi mukk ngeen ni ko fuuf lekk les 3 milliards c'est octroyé à la culture ñi ko war a jot ñoo ko war a jot artistes yi dañ ci war a jot 3 mois ñi ngi tëdd seen kër yi liggéeyuñu amuñu lu ñu jëndee ordonnance seen soxla yi chaque jour ñi ngi xuloo ak ñoom seen doom yi xamatuñu lu ñuy nduru ñi ngi salte tilim ñi nekkoon sous location génn nañ leen wala bu corona génne jeexee daan leen génne alors monsieur le président dafa am loo xam ni xamoo ko dan la koy nëbb te loolu dafa war a jeex il faut que vérité bi éclater ma bëgg vidéo bii képp kuy réel kuy artiste na nga ko partager mu àgg fu mu war a àgg bu ko kenn naj parce que lii raam ci ñag ba la jëm surtout Saint-Louis secteur la boo xam ni dañ ko fàtte bu leen fàtte encore une fois wax naa leen Saint-Louis dafa am solo ci biir Sénégal pétrole bu baax bi ak gaz bu baax bi fii la feeñ Saint-Louis lu ne am na fi mais ñun dañu jàppee ñoo xam ni way dañu noppi duñu wax est-ce que jàppuñu sax ay mbaam parce que tam ku ci war a wax ñu xontu ko jox ko tuut mu tëj làmmiñam nekk lâche ku ci jógee ni damay diriger culture bi dem seeti monsieur le maire wala quelque part ñu jox la benn somme pour artistes yi nga lekk ka moom moo tax sañoo wax ñooñu ñëpp seen réseau ñun dañ koy démanteler seen réseau dañ koy toj vrai artistes yi ñooy téye lenge bi ñooy téye guidon bi ñooy dawali ma bëgg nag artistes yi ngeen préparé wu waaj vidéo bi alerte la na dugg fu mu war a dugg ba ñu xool ndax ñun daañu jot lu ñu war a jot wala duñu jot lu ñu war a jot boobaa ngeen xam ne ñun ñàkkuñu fulla ñàkkuñu fayda ñàkkuñu fulla ñàkkuñu fayda donc di santaat ñëpp di gërëm ñëpp di jéggalu ñëpp di wax ne tey ton bi ma waxee waruma ko waxee mais trop c'est trop dafa ëpp lu ëpp dafay tuuru on est débordé lu ëpp dafay tuuru di siyaar ñëpp ci vendredi bi encore di wax ni gars yi gën a fagaru gën a fàggu gën a defaru bu leen fàtte mukk
xoddiku balaa ngay lakkale xoddiku balaa ngay lakkale xoddiku balaa ngay lakkale asalaamaaleykum wa rahmatullah